بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokk yi ñi ñëwaat tey ci troisième partie ci téere bu am solo bi di al fikru suufi bayna al i'tiqaad wal intiqaad. muy téere bu am solo comme niñ ko xamee ak ni nga xamee ni noonu lañ ko commencé càmbar ci xaaj bu njëkk bi ak xaaj bu ñaareel bi. tey jii nag ñu ñëw ci xaaju ñetteel bi, ñu koy tàmbalee ci page 64 waaye ci version électronique bi. waaye nag balaa ñuy dugg nag tey ci chapitre bi ñuy attaqué ci sunu xaaju ñetteelu càmbar téere bi, am na ay tomb rek yu mat a leeral yu am solo yoo xamee ni day tax ki nga xamee ni mooy jàngat wala mooy liir téere bi mu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax. fan yi ci réseaux sociaux yi fan yi rek am na ci ñenn ci gëstukat yi ñoo xamee ni xëy na gis nañu ni téere bi nga xamee ni moom la Cheikh Tidiane Gaye yàlla na ko yàlla yërëm def xëy na doyoon na rek ci tontu, waaye tamit am na aussi ñu gis ni moo ëpp jeexital téere Sidi Lamine Niass bi. loolu nag defe naa ay gis-gis la, nit ki nag mën nga wuuteeg moom gis-gis, waaye liñ bëgg a leeral fii rek mooy ni téere Cheikh Tidiane Gaye bi comme ni ko Sidi Lamine al oustaz Sidi Lamine Niass inde dafa ñëw ala nafsil minwal, maanaam docteur Ahmed Lo ci ton bi mu binde, ton wu koo xamee ne day xuloo ak di saaga ak di dàgg sante, ci ton boobu la téere Cheikh Tidiane Gaye bi ñëwee. waaye tamit Cheikh Tidiane Gaye dafa ñëw aussi min nahiya al épistémologia, maanaam d'un point de vue épistémologique, ci ni nga xamee ni noonu la Ahmed Lo binde téereem, maanaam di sukkandiku ci ay aay ak ay xadis, noonu la Cheikh Tidiane Gaye moom itamit di sukkandikoo ci ay aay ak ay xadis pour dàq li nga xamee ni moom la docteur Ahmed Lo bëgg a saxal ci téereem. waaye Cheikh Tidiane Gaye moom ba muy bind téereem daf ci yokk ni day jàngat téere Ahmed Lo teg ko ci alquran ak sunna, waaye tamit bil aqli wal waaqii, c'est-à-dire daf cee dolli ni moom da koy jaar aussi ci xel pour dàq yi nga xamee ni moom la docteur Ahmed Lo di saxal, waaye tamit da koy teg tamit ci réalité bu ñu wàccee ci terrain bi moo won docteur Ahmed Lo ni ko li nga saxal réalité bi moom waxul loola. bu ñu wàccee ci penc bi di nga xam ne li nga doon wax ak bu ñu ñëwee ci penc bi da nga gis ni yàlla la ak yaali la, pomme de terre la ak Angleterre, waaye duñu benn. kon mise boobu, caractéristique boobu, maanaam ngëneel googu la Cheikh Tidiane Gaye am ci kaw kii nga xamee ni mooy docteur Ahmed Lo. waaye nag si oustaz Sidi Lamine Niass mise bi mu am ci kaw ñoom ñaar ñépp nag, mise bi mu am ci kaw docteur Ahmed Lo ak ci kaw Cheikh Tidiane Gaye mooy ni moom ñëwul pour xuloo, dafa ñëw pour jubale, pour concilier, pour réconcilier entre ay courant de pensée yoo xamee ni kenn ku ci nekk yaa ngi dagg seen teg sa moroom. Cheikh Sidi Lamine Niass, il a transcendé le conflit, taala ala al xilaaf, c'est-à-dire que ni moom boo ko déggee muy wax da ngay xam ni kii nit ku dal la,
waxuma dal ci ni mu nekk comme nit nii mais li ma bëgg wax mooy da ngay gis ni xalima bi bind xalima bu kawe la intellectuellement parlant mais en même temps ku saqaafaam yaatu la ubbeeku ci culture àdduna bi yëpp nga xamee ni fam lay tontoo sax xëy na doo xaar ni fii la bëgg a tontoo loolu mooy mise bi nga xamee ni jagle gi nga xamee ni moom la Sidi Lamine Niass ma rax ci dolli ni bam te weesuwul tamit ni day critiquer mais bu la critiquer ba pare comme ni ma koy waxee da lay tàllal loxo ba pare jox la ay misaal ci ñoo xamee ni pourtant yaag ñoom yéen a bokk benn tendance waaye ñoom doxaliñu comme yow ni ngay doxale loolu nag ci lañ war a ñëw léegi ci kanam tuuti gis ni Sidi Lamine Niass nan la leerale point boobu ak ci misaal exemple yi nga xamee ne jox na ko docteur Ahmed Lo ni ko yàllonte ngoroy ñii pourtant day yéen a bokk même mouvance ay wahhabite lañ comme yow waaye ñoom day doxaluñu comme yow ni nga doxale kon loolu mooy point bi am solo boo xamee ni képp kuy liir ñaari téere yi benn bu ci nekk day complété moroomam ndax xam nañu ni aussi ci diina ji soxla lañ ku bind ñu tontu la ci alquran ak sunna loolu dañ ko soxla waaye nag dafa am jamono joo xamee dañ cee toll jamono jooju nag la oustaz Sidi Lamine Niass di bindal jamono joo xamee ni génn nañ ci al aatifa génn nañ ci émotionnel on est dans le rationnel c'est-à-dire que ni nekkatuñu rek ci loo xamee ni ay xuloow dënn déedéet mais léegi dañuy jël xalima bi boyal ko pour nag ñu mën a dëppale penc mi waaye nag ñu teg ko ci cadre xam-xam teg ko ci cadre gëstu bu leer waaye nekkatul ci ay saaga ak ay dagg sante loolu tax ma ni il a transcendé le conflit et c'est ça qui est intéressant dans l'œuvre de Sidi Lamine Niass léegi nag bu point boobu nga xamee ni moom lañ bëggoon a lay taayale waxtaanu tey bi wala njàngatu tey bi Sidi Lamine Niass nag daal di ñëw daal di joxar bi kii nga xamee ni moom mooy docteur Ahmed Lo mu ni ko yow day bu ñu xoolee sa gëstu li ñu indil ci sa thèse bi gis nañu ni sukkandikuwoo ci al manahij al qadima al maarufa lada al igriqi wal yunaan maanaam yow daal gis nañu ni sa thèse bi buñ ko yóbbee ci université yu mag yi danañ gis ni kon dañ koy sànni ca poubelle ba ndax gisuñu nga sukkandiku ci méthodologie yu yàgg ya nga xamee ni la Grèce antique al yunaan al qadim sax méthodologie yañ doon jëfandikoo yow jëfandikoo ko أو الحديث في عهد التنوير الغربي أو النهضة الإسلامية في عملية العرض والمقابلة هنا waxuma la sax méthodologie yi nga xamee ni moom la Grèce antique doon jëfandikoo ko waaye tamit époque des Lumières 17e siècle 18e siècle en Occident yow day royo ci ñooñu nga xamee ni ñëpp xam nañ ni ñoom ñoo indi lu ñuy tuddee époque des Lumières ci la Europe jógee ba taxaw ci wàllu xalaat ñoom Diderot dans l'encyclopédie ñoom Rousseau ñoom boroom xam-xam yu mag yooyu nga xamee ni tegoon nañu ay manahij ñoom ñoo ko sos génnee ko ba loolu indi tey jii li nga xamee ni moom moo jur tey ji Occident mu nekk gox boo xamee ni bu naat la xam-xam yu yees yooyu yépp yow delluwoo ca ci sa thèse bi waaye tamit bu ñu bàyyee Grèce antique bàyyi aussi l'Europe maanaam à l'époque des Lumières waaye tamit li ñuy tuddee an nahda al islamia la renaissance islamique nga xamee ne ay boroom xam-xam yu mag a mag ci l'islam ñoo jóg yeesal ay philosophe yu mag a mag jóg yeesal ñoom Ghazali ñoom Ibn Rushd ñoom Ibn Sina boroom xam-xam yu mag yi yépp yow day royoo leen
royoo tamit seen ay manahij maanaam seen ay méthodologie ci ni nga xamee noonu lañ doon gaarale ki ñuy dàggasanteel wala ka ñuy xulool wala ka nga xamee d'accord ñoog moom ci ay xalaat nañ doon gaarale seen ay texte ak di ko critiquer ak nañ doon jëflante seen ay texte yow day jëflante woo defoo lu mel noonu ana kon Sidi Lamine ñi ngi lay laaj ana naka la docteur Ahmed Lo maanaam doxale ci téeréem ban méthodologie la jëfandikoo mu ni bal salaka tariqa ahli diayati wa tamadhubi nee na day ñi nga xameen dañuy propagande ak ñi nga xameen dañuy parparloo ni man ci groupe sangam laa bokk li tusbiha muhaakama طبق معايير فئة بعينها فيكون الطرف الآخر مدانا يحرم من الاستئناف نينا comme moom ci propagande la teg ay mbiram ak ci ay parparloo loolu nag ku ko def da ngay gis ni ka ngay xëccool wala ka ngay dàggasanteel moom daanaka yóbbu nga ko tribunal ba atte ko ba pare te sax joxoo ko sax le droit d'appel maanaam xam nga bu ñu àttee nit moom dañ koy jox ni ko am nga droit bu dee d'accord ci àtte bi nga def appel nee na Sidi Lamine Niass nee na docteur Ahmed Lo bi mu àttee suufiyanke yi joxu leen sax droit pour ñu appel pour xool ndax ñoom war nañu mën a am dëgg parce que moom fa mu nekk mooy ci dogmatisme la nekk ci tamazhub la nekk ci diaaya la nekk ci propagande la nekk ku nekk ci yooyu nag defe naa ni munoo indi dëgg munoo wax loo xamee ni dana sax waaye tamit da ngay lu gumba te ndax fi nga xamee ni fi nga sukkandiku mooy yow noo mën a def ba sa marchandise bi ngay jaay jar loolu rek moo lay ñor kon foofu la tomb bi bu njëkk bi jeexee ndax xam nga ni indi na sax benn aaya bu am solo boo xamee ni mënoon nañ cee taxaw waaye pour gàttal temps bi rek nee na ko yow day royoo sax ci alquran ndax alquran même buy dàggasante danaan wa inna aw iyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ñun yenentu sallallahu alayhi wa sallam pourtant bu jàkkaarloog yéeféer yi xam nga lu mu leen di wax day tàmbale ci jëmmam bi inna ñun dey wala yéen am na ci koo xamee ne mi ngi ci dëgg wala mi ngi ci neen xoolal yenentu bi alayhi salaatu wasalaam di wax ak yéeféer yi naan leen man wala yéen am na ku nekk ci dëgg am na tamit ku nekk ci neen kan la ci c'est-à-dire que ni ñëw rek joxoñ leen ni leen yéen nekk ci lu bon déedéet parce que loolu du méthodologie loolu du insaaf parce que ñëw wax ni maay ki baax yéenay ki bon loolu nag la docteur Ahmed Lo Sidi Lamine ni ko yow day royoo sax alquran ci tariqatul ardi wa al muqabala léegi nag mbokk yi ñu dugg nag ci chapitre bi nga xamee ni chapitre bu ama am solo la daanaka lii man laa jàpp ni mooy li nga xamee ni moo ëpp solo ci téere bi ndax oustaz Sidi Lamine Niass dafay ñëw pour won nit ki ni ko am na loo xamee ni daal jaru ko am na loo xamee ni daal ngor mayewu ko ci chapitre 4 bi muy bi nga xamee ni da ko jagleel al cheikh Omar al Fuuti Taal mu tudde ko al cheikh Omar al Fuuti saaxibu rimaaxi bayna rimaaxi muy titre bu am solo nga xool ni mu indee saaxibu rimaaxi bayna rimaaxi maanaam xam ngeen kii di cheikh Omarul Fuuti radiyallahu taala anhu dafa bind benn téere bu tudd rimaax googu nag li muy tekki mooy ay xeej yi ñuy xeexe ñuy xare bu njëkk xeej yooyu nag da ko jël wërale ko téere boobu nga xamee ni moom mooy jawahirul maani ndax xam nga al jawhar mooy lu gànjaru wurus wu gànjaru boo ko bëggee wattu préserver ko il faut que nga wut ay xeej waaw pour mu mën koo wattu
kon moom gis na ni jawahirul maani téere su ama am solo la loo xamee ni magi réew mi ñépp dañ ci daan dellu ki ci njëkk mooy Sëriñ Tuubaa da ci daan dellu ci jawahirul maani muy téere bu am solo boo xamee ni taalibeem moo ko dajale taalibe Cheikh Ahmedu Tijani moo ko dajale ku ñuy wax Ali Harazim sëriñam saa yu masaan toll ci aal wala muy wax ci xam-xam rek lu mu wax da ko daan noté loolu la boole ñu tudde ko jawahirul maani muy les perles précieuses yi nga xamee ni dañu bëri ay sens bëri ay signification donc ay maani ay sens yoo xamee ni précieux lañ ay signification yu précieuse waaye nag loolu il faut que ñu wattu ko loolu la Cheikh Omarul Fouti gis moo tax mu bind téere yi maax wërale ko jawahirul maani xam nga ci chapitre bi nag moom docteur Ahmed Lo dafa dem wax ci introduction wax ju bari gannaaw ba mu séddalee téere bi wax ni maa ngi ko séddalee ci nangami chapitre nangami li koy waxee ci ay xaaj ba pare daal ni nag li tax moom waxul ci tasawufu bindu sëriñu Sénégal yi lu dul ñaar maanaam ñaar daal la tànn ci Sénégal ba mu daj ñaar la ci tànn ni ñii ñooy ñi nga xamee ni ñoom ñoo bind dëggantaan ci tasawuf maanaam ma indiral leen ni mu ko waxee dafa ni أن الكتاب السنغاليين لا يوجد منهم من ركز في تصنيفه على بيان الأصول الصوفية إلا قليل نينا تي سيرنيو سنغالي maanaam daal ñoom Sëriñ Tuubaa ak Alaaji Maalik ak ñëpp ñoom Boukounta ak Cheikh Abdoulahi Niass ak ñëpp nee na daal amul kenn koo xamee ni ci li nga bind bàyyi fi ci ay téere amul kenn koo xamee ni leeral nga ci say téere cosaani ak cëslaay li nga xamee ni moom la ñu tuddee ilmu tasawuf usuliya nee na kenn ci ñoom defu ko lu dul ñu néew a néew a néew nee na ñu néew ñooñu nag ñaar dong lañ walida lam a'thur fi kutubihim ala maddatin ilmiya taxdumu hada al bahth al fikri nee na looloo tax gisuma ci seen téere Sëñ Tuubaa yeeg Alaaji Maalik gi nee na gisu ci loo xamee ni mën naa tax mu richel wala mu servir thèse bi muy bind maanaam daal ci gàttal ñooñu lañ bind solo ga demewul noona lool ndax ñoom dañoo bàyyi la ëpp solo cosaanal ak usul ilmu tasawuf waxuñu ca dañoo wax ca furuuya ak tamit yamu ca mu ni loolu mënul servir baxsam mënul servir teesam loolu tax boolewu ko ci moo tax mu ni falam anqul kalaama ahadin minhum moo tax toxaluma lenn ci liñ bind dara lu Sëñ Tuubaa bind wala Alaaji Maalik bind toxaluma ko anqula kalaama ahadin minhum gayra shaxsayni lu dul ñaar ci ñoom ñooy ñan mu ne alxaaji Omar al Fuuti ak alxaaji Ibrahima Niass nee na ñaar ñii dong ñoom laa gis ni ñoom bind nañ ci cosaanal tasawuf bind nañ ci li nga xamee ni daal mënees na caa dellu ndax mooy base ba mooy principe ya loolu nag Sidi Lamine Niass critiqué na ko critiqué bu metti nee na ko loolu nga wax noonu demewul noonu ndax ñooñu kenn ku ci nekk mu leeral wane ni kenn ku ci nekk ci ñoom bind nga loo xamee ni ay cosaan la ci tasawuf cëslaayu tasawuf kenn ku ci nekk bind na ko leeral ko xëy na kay dafa am yeneen yu taxoon moo tax bindoo ko loolu noonu maa ngi fàttaliku ca ba may liir téere Cheikh Tidiane Gaye ba bu am solo boobu ñu junjoon ci yi passé am na fu mu koy waxee ni ko li tax yow sax ñeme woo tudd murit yi parce que da ngaa ragal kuuru Baay Faal yi nga xamee ni ñoom bu ñu ko dóoree ci bopp day daal di nor ci saasa te xaafu defe naa min hirawaatil Baay Faal allati te dukkul jamaajima dëkkaa waaw ni ko da ngaa ragal kuur Baay Faal yi moo tax tuddoo murit yi loolu la ko Cheikh Tidiane ngay waxoon ni ko loolu tax ngay làqatu naan da ñii ñoo fi def lii ak ñii waaye ñi ci des defuñu fi dara loo xamee jar naa tudd waaye
toujours ñu ñëw ci Sidi Lamine Niass mu daal di koy wax ni ko nag indil ko fi wax ju am solo nee na nag ki nga xamee ni mooy docteur Ahmed Lo ñaar ñi daal la tànn gis ni ci ñoom la mën a jaar parce que xam na ni ci ñoom la mën a jaar pour mën a màbb tasawuf pour mën a dal ci ñi ci des waaye yoon la boo xamee ni moom moo ko tànnal boppam pour mën a xool ñi nga xamee ni xëy na seen xam-xam demewul noonu ci wàllu tasawuf wala ñi nga xamee ni ay wahabit lañu bu ko defee ñooñu danañ mën a wéy ci li nga xamee ni moom lay wax ak di ko bind kon bu ko defee ñu ñëw nag ci li ma doon wax boobaak léegi ni kii di Sidi Lamine Niass ci ni téere bi ràññikoo muy pàcc bu am solo mooy fi nga xamee ni nag léegi gannaaw ba mu critiqué kii nga xamee ni moom mooy docteur Ahmed Lo won ko ay njuumteem won ko ay njuumteem méthodologique am ñàkk dellu ci delluwaay yi nga xamee ni xam-xam à travers ci àdduna bi yépp reconnaître nañ ko muy xam-xam yépp delluwoo ci waaye yow ci parparloo rek nga nekkoon li muy tudde ad diaaya wa tamazhub propagande ak tamit parparloo ni man fii laa far xam nga loolu daf ñuy delluwaat ci njëlbeen nga bi mu koy wax ni ko yow idéologue nga munazir nga waaw théoricien nga da ngay théoril benn mazhab muy asalafiya ak alwahabiya ñooñu ngay théoril moo ni ko mu ni nag fii mu ni ko ida kaana qalamu docteur Mohammed Ahmed Lo yanduru bi mindarin mustaa fa inna hunaka min alwahabiyati man la yakiluuna bi hada almikyal xam nga fii nii dafay won docteur Ahmed Lo ni ko yàlloonte nga roy ci ñii la jiitu ci réew mi parce que exemple bi nit kiy joxe muy exemple boo xamee ni ci sa biir réew la amee te muy exemple boo xamee ni am na réussite lu tax docteur Ahmed Lo jaarul ci tànku ñi ko jiitu woon lu tax moom mu ñëw bëgg jéggi jaar ci ñàll bi maanaam bañ a jaar ci yoon wi mu ni ko yakiilu bi mikyalayn mooy 2 poids 2 mesures 2 poids 2 mesures moom la docteur Ahmed Lo di def noonu la ko Sidi Lamine Niass indi mu ni am na ci Sénégal benn góor yàlla benn jàmbaar koo xamee ni mi ngi tudd alxaaj Mahmoud Omar Ba alxaaj Mahmoud Omar Ba kooku ñu bari xam nañ ko ci Sénégal ndax mooy ki nga xamee ni moom moo sos lu ñu tuddee madaris al fallah les écoles fallah yi ngeen di dégg ci Sénégal kooku moo ko sos mooy alxaaji Mahmoud Omar Ba moom day màkk la jànge ca wahabit ya la jànge ca salafiste ya la jànge waaye ki mu gëmoon topp ko tamit mooy Mohammed Ibn Abdul Wahab moo doon sëriñam mooy ki nga xam ne moom moo créé li ñu tuddee le wahabisme kooku moo doon sëriñam waaye fi nga xamee ni nag foofu la docteur Ahmed Lo wuute ak alxaaj Mahmoud Ba mi mooy alxaaji Mahmoud Ba bi mu ñibbisee Sénégal ba mu jàngee ca naar ya ca wahabit ya ba ñibbi Sénégal nee na kaana yaqifu waqfatan mawduciya fi taqdiri aclaami wa aathaari wa muxallafaati haulaai arruwaadi min xamalati alfikri alsuufi nee na waxuma la sax bi mu ñibbisee Sénégal waaye ba mu nekkee Màkka ci boppam foofa ca biir wahabit sax moom respecté woon na magi Sénégal yi xamoon na kan mooy Serigne Touba xamoon na kan mooy alxaaji Malick Sy xamoon na kan mooy Bukunta xam na kamit kan mooy góor ga ca Yoof xamoon na leen bu baax joxoon leen seen cër waaye tamit di wax ci ñoom waxu ku maandu di bind ci ñoom wala boog jàppe na leen jàppinu ku maandu la doon doxeek ñoom xamoon na ni tamit ñooñu ay mag ñu baax lañu
ay mag lañ joo xamee ni bind nañ lu ama am solo loolu alxaaji Mahmoud Ba moomu noonu la taxawe woon mu ni boo bëggee seede ci lii may wax am na ab taalibe boo xamee ni bind na ci moom ab téere taalibe boobu mooy Abu Bakr Khalid Ba lañ koy wax waaye ci biir téere boobu daf caa indi lu ama am solo loo xamee ni loolu moom defe naa docteur Ahmed Lo bu ko gisee xanaa yaramam war naa daw waaw war naa daw ndax kii nga xamee ni moo ko jiitu ci penc mi muy alxaaji Mahmoud Ba di ab wahabit jànge ca wahabit ya ca salafis ya ca Màkka ñibbi si Sénégal créé ay école ba pare def ab xasida bu rëy kan la ko jagleel xasida googu alxaaji Umarul Fuutiyu Taal la ko jagleel di ko ca tagg waaye waxuma la di ko ca tagg rek yam ca ndax xam nga ni Cheikh Umarul Fuutiyu comme ni mu ko waxee fii nee na jamaa sayfa wa sabxata wal qalam nee na moom dafa boole woon jaasi ñëpp xam nañ ay xareem waaye tamit nitu kurus la woon maanaam nitu tasawuf la woon naasiril xaqi bil xaqi wal haadi ila siratika al mustaqim foofu la nekkoon wal qalam yore woon tamit xalimaam di bind gis nga arrimaax gis nga téere bu ñuy wax as-safina ak téere yu dul jeex a jeex yoo xamee ni moom Cheikh Umarul Fuuti yu bind na ko waaye nag kii di alxaaji Mahmoud Ba dafa def ab xasida boo xamee ni toll na ci téeméeri bayt ak lu topp tudde ko alxaaji Umar al Fuuti fatal maali waaye camsi nga xamee ni camsu màgg la as camsu màgga ngi nii mooy alxaaji Umarul Fuuti yu Taal muy koo xamee ni moom alxaaji Mahmoud Ba mu tàmbalee xasida gi di ci wax ay wax yu am solo ci muqaddima bi ay wax yu am solo la wax ci biir xasida googu maa ngi ciy ñëw ci beneen audio kii nga xamee ni nag moom mooy alxaaji Mahmoud Ba comme niñ ko waxee léegi ci introduction xasida googu moo wax ni toll na ci téeméeri bayt ak lu topp nee na إن هذه القصيدة تذكار بآثار العلم الرباني والحبر الصمداني ذخر الأمة المحمدية ومحيي السنة النبوية الأحمدية من جهاد وهجرة وتآخ بين المسلمين الذين كانت شتتت عرى وحدتهم الروح القبلية ذلكم السيد المبارك الحبل الإلهي الحاج عمر الفوتي نينا قصيدة جي فاتلكو لا commémoration la souvenir la waaye tamit mémoire la ci ay jeexitali kii nga xamee ni mooy boroom xam-xam bu màgg bi waaye tamit di nitu yàlla rabbani alxabru samadani mooy fóore bu mag bi waaye tamit mooy trésoru umma bi al umma al muhammadiya kookoy kan muy la muxyi sunna nabawiya al ahmadiya ki nga xamee ni moo dundalaat sunna si yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci naka ci jihaad waaye tamit ci def hijra xam ngeen ni def na jihaad wax nañu sax ni nombre de jihaad yi mu def moo tolloog nombre de jihaad yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam def gàddaay na comme ni yenent bi gàddaaye ndax xam nga ni en 1852 la ñëw fu ñuy tuddee Dingraay mooy fi nga xamee ne ba mu fa ñëwee même ay taalibeem dañ doon tuddee foon foofu Madina lañ ko tuddee woon parce que dañoo jàppoon ni dafa hijra comme ni yenent bi defe woon waaye tamit te aaxin baynal muslimina mooy ki nga xamee ni mooy juboole ne jullit ñi gannaaw ba le tribalisme maanaam kenn ku nekk di wax naan man séeréer laa kii naan man pël laa comme ni mu xewe nii tey jii ci Sénégal
nee na Cheikh Omar Fouti bi mu ñëwee moom yooyu moom ba mu ñëwee da koo daal di gome boole jullit ñi ñu nekk benn nee na kii may wax nii bu ba léegi tudduguma turam boo xamul kan la muy la kooku mooy le câble d'Allah subhanahu wa taala mooy buum gu dëgër gi mooy nitu yàlla gi nga xamee ni moom la ñu wooye alxaaji Omarul Fouti radiyallahu taala anhu mu waxaat ni pour wax la rek ni la moom dafa laa bëgg a xamal fii moom alxaaji Omar Mahmoud Ba cofeel gi mu amoon ci alxaaji Omar Fouti waaye rek du woon moom waaye ci magi Sénégal yépp waaye gis nga ko nii mu ni ba mu nekkee ci dëkk bu ñuy wax jeewul ca wetu ca Mauritanie avant muy dem ci dëkk bu ñuy wax xaay bu nekk ca Mali ak bu yàgg Soudan Soudan français lañ ko daan wax mais léegi ñu tuddee ko Mali mooy réew Mali gii nee na daana dem ca Tataga nga xamee ni mooy palais bu mag ba nga xamee ni Cheikh Omar Fouti yi fa la newaan nee na daana fa dem ca Mali nee na daana fa dem di ziyaare ji béréb ba di xool palais ba ak di ko génniku nee na dem na fa bisu àllarba 25 min zul hijja ci weeru zul hijja 1364 bi ma ko xoolee ci calendrier grégorien mi ngi tolloog le 1er novembre wala boog le 2 novembre wala le 30 ci mois bi ko jiitu muy octobre pardon 1945 en tout cas daal côté novembre 1945 dem na foofa ca Mali pour gendiku pour ziyaare fi nga xamee ni fa la Cheikh Omar Fouti nekkoon ak i taalibeem fa la dekkoon tamit di jihaad ak di jàngale nee na wa mathaltu alxisna ka ajuzatin matruka fi tululi ضعن عنها أهلها وهي حزينة باكية تذكر الله تعالى من قراءة القرآن والآذان في الصلوات الخمسة nee na ba ma demee dama xool palais bi mu mel ne ma daal di koy tamsil ma représenté palais bi li ñu tuddee une représentation mu mel ne ci man ab màggat bu jige ab maire bu màggat boo xamee ni ndeysaan yaram waras na matruka nga xam ne dañ koo bàyyi mu gent nga xamee ni que palais ba kenn nekkatu fa ñëpp dem nañ bàyyi ko fa ba pare palais bi boo ko xoolee rek daal mel ne ni mi ngi jooy triste waaye nag ma nga doon tudd yàlla subhanahu wa taala ci jàng alquran ak ci ay nodd yañ fa daan def ak julli yañ fa daan julli nee na ma taxaw man alxaaji Mahmoud Ba jàkkaarloog palais bi nga xamee ni daanaka naax na saay ruus na dara nekkatu fa wa sa'altuha hal hadha alxuznu addaa'im wal asafu almudni لسبب مصائب الدنيا التي لا زالت تعاكس الأمور أهي حزينة لبعد السماوات والنجوم عن الأرض أم هي حزينة لسبب ذهاب جيرانها عنها وحلول الآخرين من سكان الدنيا على مشارفها فساق لا يحافظون على الود القديم إنها حزينة بسكوتها وعجزها عن الجواب موخلو أم صلواي مني ba ma ko laajee ni ko waa ana lu waral tristesse bi ana lu waral njàqare bii ngay wone nee na est-ce que àdduna bi nga xamee ne day soppiku ak di cokkaas ndax moo la teg lii nga nekk wala boog asamaan yeeg suuf yi ni ñu la sore ak biddéew yi ni ñu la sore moo tax nga triste nii wala boog ña dëkkoon fii ak say dëkkandoo ñëpp a dem bàyyi la xanaa looloo tax nga mel nii ak kàccoor yi nga xamee ne ñoo fa newaan laa yu xaafizoona nga xamee ne daawuñu respecté sax ak mbokkoo wala ak xaritoo daawuñu ko respecté nee na ma xool jàkkaarloog pale bi defen dina ma tontu waaye ma gis ni daal gàttañ lu na maanaam daal pale bi nekkul amul woon capacité tontu ba daal di tourné laajaat ko
وسألته عن الرجال والنساء الذين كانوا هنا ركعا وسجدا آناء الليل وأطراف النهار نينا ما taxaw laaj ko ni ko waa ana góor yu baax yi ne woon fii waay ana jigéen ñu baax ñi soxna yu baax yi ne woon fii nga xamee dañ daan rukuu di sujud di julli guddeeg bëccëg ana ñu nee na nag pale bi daal di koy tontu ci lisaanu xaalam waaw noonu rek lañ ko mën a déggee mu mel ne tale bi nee na ko faqad dhahabu maa alladina jita li ziyaratihim yow day li nga may laaj nii ñoom ñëpp dem nañu waaye tamit li tax nga ñëw fi pour ñi taxawoon nga ñëw fi muy Cheikh Oumar ak ña fi newoon ñooñu ba ñu demee rek la moo tax ma mel nii ma mel wa man xarista ala tidaadi maasirihi ki nga xamee ne yow xér nga tey ba ñëw ba fii ngir bëgg a jël sa xalima tudd ay jalooreem ñooñu nga may laaj nag hum alladina istajabu li daawatihi wa baacuu nufusahum fi sabiliha fa nasarahum allah wa jazahum bima camilu li anna hijratahum fi sabilillah nee na ñooñu day ay nit ñu baax lañ ñoo xamee dañoo jaay seen bakkan jaay seen lépp ngir rek mën a taxawe diine nee na bi ma ñëwee bi ma commencé jël sama xalima nag di bind dama xool léegi nag bi mu ñëwee ba jàkkaarloo pale bi war a jël xalimaam war a bind nag nee na ma fàttaliku asxaabu ahlil kahf maanaam asxaabul kahf mooy ñenne woon ca xuntima te alxuraan tudd leen ci suratul kahfi muy ay jeunes yoo xamee ni dañoo bàyyi seen réew ndax dafa am buur boo xamee ni moo fa newoon boo xamee ni dictateur la woon danaa not nit ñi ñu daal di génn bàyyi ko fa dem seen yoon ñooñu la alxuraan di wax naan nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi ñun day dinañ la nettali seen xabaar innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qaamu fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idan shatata gis nga ko ñooñu mooy ñi nga xamee ni laajoon nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax xam nga ni bi njëlbeenu daawa gi amee ca Màkka waa Màkka dañoo gàddaay dem dañoo laxas dem Madina fekk fa juif ya ñu laaj leen ni leen ana nan lañ mën a fexe ba gagal kii nga xamee ni mooy ka fay woote yonent te mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne bu ngeen demee waa Madina juif yi dénk leen bu ngeen demee da ngeen koy laaj ñetti laaj bu njëkk bi mooy asxaabul kahfi am na ay xale yoo xamee ni génnoon nañ seen dëkk tukki dem lu yàgg te kenn xamatul woon ci ñoom dara wax leen ko bu dee yàlla mooy wax ak moom yàllam dina ko xamal ni ko koo ñooño ñan lañu ak fan lañ jóge woon ak lan moo doon seen histoire bu leen ko waxul nag ngeen xam ni kii day tappale ñaareel bi mooy ngeen laaj ko Yaajuuja wa Maajuuja muy Gog et Magog seen histoire ñëpp xam nañ ko bu ngeen ko laajee bu leen tontoo ngeen xam ni yonent la bu ko tontuwul ngeen xam ni kuy tappale la ñetteel bi ngeen laaj ko le secret de l'âme muy lan mooy ruu doomu aadama dëggantaan mooy lan bu leen tontoo ngeen xam ndax kii yàllaa ko yónni wala déedéet nee nag ba ñu ñëwee laaj ko nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la tontoo ñaari laaj yi ci suratul kahfi ñaari laaj yi nga xamee ni am na réponse déglu leen bu baax ñaari laaj yi nga xamee ni am na réponse da ko joxe ca suratul kahfi Yaajuuja wa Maajuuja Gog et Magog lépp seen histoire alquran indi na ko foofa waaye tamit asxaabul kahfi sunu boroom indi na ko histoire bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nettali na leen ko suratul kahfi laaj bi nga xamee ni nag moom amul tontu da koo beral saaram yóbbu ko ca surat 17 muy suratul isra yasaluunaka an irruuxi qul irruuxu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalila yow day ñu ngi lay laaj ci ruu mooy lan parce que bañ ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen dinaa leen tontu feegi fan ba ñuy jaabante ci moom saa yu ñëwee muy leen jotaguma réponse ñu dem ba di ko naqaral naan waddaahu rabbuhu wa qalaahu ñu ni moom kat yàllaam ja bàyyi na ko mere na ko sax far ndax alquran wàccatul ci moom ndax yonent bi ba mu waxee loola waxul woon insha allah daf ni leen nag bu subaa bu ngeen ñëwee ma tontu leen loolu tax yàlla wàcce alquran
di ko ŋàññi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko wax ni wala laa taqulanna li shay'in inni faa'ilu dhalika ghadan illa an yasha allah bul wax mukk ni naa def dara suba te waxoo insha allah après nag yàlla soogay wàccee nag ca suratul isra surat 17 ni ko nag quli ruuhu min amri rabbi waaw waxal ni ruu nag mbiri sunu boroom la te liñ leen jox ci xam-xam yéen doomu aadama yi mun leen cee xam secret ruux ndax li ngeen xam du néew la donc asxaabul kahfi ma dellu siwaat kon ci téere bi loolu am njàmbaas la rek pour ñu xam ni kii bind nii culture bu yaatu la am nee na wa masaltuhum bi asxaabil kahfi fi Diqyaanus fi charq al urdun ndax ñooñu asxaabul kahfi ñooñu ca côté charq maanaam est Jordanie fa lañ nekkoon loolu la historien yi wax donc moom Cheikh Omar moom alxaaji Mahmoud Ba nag ci njëlbeenu xasida gi nga xamee ni ko Sidi Lamine Niass inde fii ci téere bi dafa wax ni salaamun liddiyaari alxaaliyaat wa ayaamin mudina musawamaat waqaftu biha usaa'iluha limaada عشية جئتها متسترات mu daal di wax ni salaamun liddiyaa mu daal di nuyoo daal ni maa ngi nuyu kër yi nga xamee ni gent na ak bis yi nga xamee ni bis yu ñu ràññe woon la yu ñu màndargaal la woon man day maa ngi nii taxaw ci seen kanam ci kanamu pale bi di laaj waaw ana yi fi daan xew ashiyata jituha mutasattiraat muy loo xamee ni lépp la fi newoon lépp daanaka làqu na ba kenn gisatu ko mu demaat ba ci biir mu ni wa kaanu li ilahi abida sidqin nee na ñi nekkoon fii day ay góor yàlla dëgg lañu woon ñu dëggu lañu woon mu ni ida ma leylu asja janibaahu bu guddi gi masaan ñëw ba lëndëm gi muuru taraahum raakiina wa raakiaat góor ak jigéen ñëpp ñu ngi ruku ak sujud yu jaafuuna al junuba xam naa ci téere bi fii mi ngi def al junuuna mais defe naa al junuba la ndax defe naa aaya ba la àbb foofu tatajafa junubuhum an il madaaji'i ala raja wujuhan lil muhaymini sajidat nee na ñoom kat guddi gi daaw ñu nelaw daanañu foog maanaam seen lal ya sax day dem ba niñ koy waxeeti day dem ba nga xamee ni tooy ba ca newoon dem na ndax dootul yëg seen yaram maanaam tooy ñaq yi la bëgg a wax ni te jaafa mooy fendi waaw kay fendi na maanaam seen lal ya fendi na ndax duñ ca tëdd lu bari ndax dañuy taxaw di jaamu yàlla ngir rek bëgg a am ay kanam yoo xamante yu leer la ndax sujud yi ndax na ko alquran waxee rek taraahum rukaan sujjada yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud nga gis ni kon lu am solo moom la docteur ki moom la alxaaji Mahmoud Ba wax ci kii nga xamee ni moom mooy Cheikh Umarul Fuuti wax na ci ni fatan fi lmajdi tallaau thanaya wa fi yowmi lwaga zulman qabaati nee na as cam la waaye nag mooy ki nga xam ni mooy yéeg montagne yeeg a wàcc tallaau sa comme na ko Xajjaaj waxoon inni nu mu ko waxeeti sax dafa ni ana bnu jala wa tallaau thanaya mata ada al imamata taarifuni donc alxajjaaj ibnu yusuf asaqafi moo waxoon lu mel noonu xam naa loolu la àbb fii moom woykat bi mu ni man maay yéeg montagne yeeg a wàcc waaye nag ci bisu xare ya ak ci bisu xare ya damay ñëppay xam sama njàmbaar wa zul man xabaati man maay borom jaloore yi donc loolu la waxal ki nga xamee ni moom mooy alxaaji Cheikh Umarul Fuuti mu waxal ko wax yu am solo lool léegi nag kii di Ustaaz Sidi Lamine Niass wax ni fa hadihi alqasida almadxiya alraaia qasida gu am solo ji ju neex ji ju rafet ji ab wahabi moo ko wax nga lii mooy li am solo ci vraiment ci li Sidi Lamine Niass bind nee nag gis nga ko yow Ahmed Lo xoolal qasida gu rafet ji xoola waa ji yu tagg ay suufiyanke xoola waa ji fi mu teg Cheikh Omar Fouti te képp xam nañu kuy tudd suufiyanke xam nga ni Cheikh Omar Fouti moo nekk ca njobaxtal ga kon
mi ngi ko wax ci ab suufiyanke mu ne wala xarwa waaye nag lii nag du njombe du lu yéeme de fa laqad kaana cheikh Omar almamdux fi hadi al abyat alaman mujahidan mutasawifan jamaa bayna alsayfi wa subhati ila janibi alqalami nee na gis nga ko noonu ndax Cheikh Omar Fouti yi li ñuy wax ci moom lépp am ndax dafa boole woon jaasi boole kurus waaye tamit boole woon xalimaam foofu la kii nga xamee ni mooy Sidi Lamine Niass woo jox dars boo xamee ni kenn du ko fàtte leçon boo xamee ni kenn du ko fàtte boo xamee ni docteur Ahmed Lo bu yëree lii xanaa li ma doon wax ci njëlbeen nga yaramam dina daw ndax ab wahabi boo xam ne moo ko jiitu ci jamono jaarul ci ay tànkam ba mu nekkee Màkka mi ngi défendre magi Sénégal mu ñëw Sénégal ubbi ab école di défendre magi Sénégal ba jël ak xalimaam di leen tagg kon gàcce ngalaama lii daal la Sidi Lamine Niass yónnee comme lettre adressé ko ki nga xamee ni moom mooy ki nga xamee ni mooy docteur Ahmed Lo waaye yemul foofu rek dinañ gisaat ci kanam tuuti yeneen leçon yoo xamee ni jox nañ ko mooy li mu leen doon wax ci njëlbeen nga mooy day tàllal loxo ki nga xamee ni mooy docteur Ahmed Lo dañoo wuute dinaa la woon say njuumte dinaa la woon fi nga tarxiisa yépp waaye du tee ma jox la ay misaal jox la ay nit yoo xam ne ñoo la fi jiitu woon te gëm-gëm gi nga am moom lañu amoon waaye ñoom respecté woon nañu mag ñi xamoon nañ fan mag ñi ban cër la leen yàlla jox ñu jox leen ko wàccee leen ci looloo tax tey jii ñoom seen liggéey mën a wéy tey jii ci biir Sénégal fii nag la ñuy yem tey incha allahu taala gis naa ni audio yi mi ngi bëgg a bëri lool incha allahu taala mais dinañ ñëwaat incha allah suba bi idnillahi taala ci kattan sunu borom pour mën a yeggale incha allahu durusi jërë ngeen jëf assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Mouhamed Galaye Ndiaye Bruxelles